yëglekaay yi li ñu xëyee tey jëlee ci alxames bi ñu ànd ci ak Cheikh ginnaaw bu mu la nuyuwaatee ñu tàmbale ak l'observateur. l'observateur la ñuy tàmbalee soxna Naata mi daal di xëy fësal lu toll nii nag lu yaa jëm ci lu bëri wàllu caada wàllu koom la ñu koy dooree ak njiit bu réew bu Sénégal moom président Macky Sall bi bëgg rek daal di génnee li ñu njort ne aw guuta la jëm ci réew bu Sénégal mu ñeel itam li nga xam ne da ci nasax mu jëm ci wàllu koom-koom ak yeneen yu ni xeetoo nees mën a def ba dimbali ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di njaboot li lu ni mel l'observateur bi nga ko xëy fësal ci li nga xam ne nag moom moo di page 2 waaye jàppal ni daal dina ci jukki lu toll ci ñetti poñ daañ ko gën a faram-fàccee ci li nga xam ne nag moom moo di ñaareelu pàcc wi lépp lu soxal itam ki lay nga xam ne moom la ñu njortu ne aw rebelle la woo xamante ni mi ngi nekkoon ci manifestation wi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ca place de la nation te itam ñu teg ko loxo yoon daal di def liggéeyam ci wàllu baat ak tontu itam nar a dox digganteem ak moom Bercy 2022 mel ni itam daal dañ ci def aw gëstu aw spécial boo xamante ni nag daal na koy jagleel ñi nga xam ne ñoom ñoo di melomaan yi rawatina lecteur yëpp nga xam ne ñoom ñoo safo l'observateur li nga xam ne itam dañu koy waajal fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin wi nga xam ne moom la ñu nekk équipe bu télévision Futur Média itam am na ñu fa yebal ngir rek ñu daal def liggéey bi foog naa ne du rëcc benn yoon bokku téléspectateurs yi escroquerie boo xamante ni daal nañ koy amal ci benn soxna boo xamante ni dañ ko diggoon aw sëy tax na mu daal di jukki ay koppar loo xamante ni ëpp na fukk ak juróom benn ci ay millions ci suñu ay koppar mu daal di koy jox ki nga xam ne moom moo di corom la ñuy wax n'est-ce pas. déedéet moom kay ki doon bëgganteel waaw ki mu doon bëgganteel exactement donc la ko jox moom itam daal di koy largué lu ni mel rek daal di xëy fësal ci li nga xam ne moom moo di page 5 leneen itam loo xamante ni boobu ak léegi coow li bari na ci mu soxal langue politique yi élection législative yi nga xam ne moom la ñu nam amal fanweeri fan ak benn ci weeru juillet yi nga xam ne moom la ñu dëgmal mu mel ni direction générale des élections xam ngeen ne boobu ak léegi yenn ci ay kàddu yoo xamante ni day bàyyeekoo ci way politique yi di jëm ci ñoom mu mel ni itam ñoom daal di indi ay leeral ci liggéey wi nga xam ne moom la ñu amal ñu wax itam ci leneen mu di enquête daal di xëy fësal les législatives yi ba tey ndax dañoo war a mën a reporter li nga xam ne moom moo di élection yi am déet ab laaj la boo xamante ni dañ ko samp leer na li tax mu daal di koy amal bokk na ci coow li nga xam ne itam moom moo ci juddu Soxna Naata le quotidien dikkaat ba tey ci rek arrestation bu rebelle wile di Ousmane Kabiline Diatta procureur bi daal di nay génn ci réserve bi nga xam ne itam moom la nekkoon daal di yëkkati ay kàddu jëmale ci ki nga xam ne nag moom moo di Ousmane Kabiline anam yi nga xam ne moom la ñu ko jàppee yeneen i information judiciaire yoo xamante ni itam daal nañ koy fësal ci wàll wi ak itam daan yi nga xam ne gouvernement wala boog saytu yi nga xam ne daañ ko bàyyi jëmale ci askan wu Sénégal ngir lu ni mel mu daal di fi yem Le Soleil dikkaat ba tey ci lépp lu soxal wàllu waajtaay li ci li nga xam ne nag moom moo di élection yi moom président de la République du Sénégal leen ci loo xamante ni daal na koy santaane mu jëm ci code électoral wi di rek ñuy xamal mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo fas yéene dem ca mbañ gàcce ga li nga xam ne itam moom moo di procédure ñeel li nga xam ne moom moo di yële élection mu xëy fësal nataalu ki nga xam ne nag dafa jël kartum ki nga xam ne moom la war a votel daal di def ci mbañ gàcce gi ñu utali beneen ab yéen kaay mu di ginnaaw itam bi ñu ko placé sous mandat de dépôt moom Serigne Assane Mbacké Xelkom xam nga ne nag moom mooy ki ñu njort ne da doon yëkkataani ndaw moom ak ñi nga xam ne itam moom la àndaloon ci wàll wi envoyé en flagrant délit ñàkkul ne lu ni mel lañ daal di xëy fësal ci la jamono itam ñu daal di koy tekke ci yoxo yoon keneen koo xamante ni njort nañ ne amal na wàll wi ginnaaw itam ba mu doon ut ab partenaire maanaam koo xamante ni dina mën a jëflante ak moom di manager bu génération foot ak itam yenn ci ay photo yoo xamante ni anam wa nga xam ne moom la génnee jaaduwul benn yoon wala bokk daal dina wuññi warma mu di ay photo nu Soxna Naata tribune dikkaat ba tey ci lépp lu soxal ki nga xam ne njort nañ ne aw rebelle la tey rek ñu teg ko yoxoo ginnaaw manifestation yi nga xam ne itam moom lañ doon amal qui est le vrai cible du procureur laaj la itam boo xamante ni dañu ko rek daal di samp leneen loo xamante ni FIARA atum 2022 un éleveur refuse de vendre une paire de pigeons
à 1,5 million francs mu mel ni lu ni mel bu ñu ko tegaloon Cheikh Tidiane àla kuli àll da koy jël. ñu àddu ci leneen mu ñeel Walf Quotidien lépp lu soxal itam li nga xam ne nag moom moo di défiance de l'autorité jeu risqué de Yewwi Askan Wi maanaam li nga xam ne moom lañ bëgg amal mu ñeel forcing bi ci li nga xam ne dañ leen ko aaye mu mel ni nag ñoom li ñu xam ne mu di ñu am dogal bi ñu ñàkk bañ a am dogal bi li nga xam ne moom moo di rassemblement wi ñu woote vendredi bile amul kenn koo xamante ni daal nañ leen koy mën a tere xëy fësal nataalu ki nga xam ne moom moo di Khalifa Ababacar Sall Ousmane Sonko ba ci sax ki nga xam ne moom moo di Barthélémy Diaz di maire bu Ndakaaru Les Échos dikkaat ba tey ci li nga xam ne itam moom moo di mbirum rebelle yi xam nga ne coow li daal dinay judduwaat ci wàll wi ci ki nga xam ne itam daal dañ koy jàpp moom Kabiline Diatta jamono yi nag gouvernement bu Sénégal daal di ubbi ay gëtëm ci li nga xam ne nag moom moo di wàll wi leneen loo xamante ni mu nees na ci addu mu di bés bi le jour xëy fësal nataalu ki nga xam ne nag moom moo di Njaay Daaf xam nga ne moom moo daal di génn yëkkati ay kàddu jëmale ci ki nga xam ne nag moom moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam week-end wi ñu génnoon na ngir indi ay kàddu jébbal ca Gabon wa nga xam ne moom la nekk foofee itam ñoom seen bopp ñu ngi rëbb ku ni mel ndax itam kàddu yi nga xam ne daal na koy yëkkati jëmale ci ki nga xam ne moom moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dossier boo xamante ni jagleel nañu ko ki nga xam ne nag moom moo di Moustapha Niass l'appel du 16 juin la retraite 23 ans après la rek daal di xëy fësal moom itam xam nga ne boobaak léegi mi ngi xëy fësal li nga xam ne nag moom moo di toogoom ci lépp lu ñeel langue politique bi ci réew bu Sénégal moom Moustapha Niass laas dikkaat ba tey ci li nga xam ne nag moom moo di révélation wu procureur wi nga xam ne itam daal dina koy def ci wàll wi coowal rebelle yi ak yeneen yu xeetoo Vox Populi dikkaat xëy fësal ba tey photo ki nga xam ne nag moom moo di procureur ki nga xam ne moom moo di Kabiline jamono yi nag daal di nekk cible des ramifications dans Yewwi lu ni mel la rek daal di xëy fësal Yewwi Askan Wi keneen koo xamante ni bokk na ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ko jiite moom Ousmane Sonko li mu xamle mu di lépp nag li nga xam ne ñu ngi koy amal wala bokk di ko aaye bokk na ci ay commande politique maanaam lu ci mel ni ay dige ak yeneen ni xeetoo Sébikotane benn ndaw boo xamante ni mi ngi am ci lu tolloog ñeenti at la ñu daal di faat ba noppi itam daal di koy bàyyi ci aw tabax wu yeggagul ñu àddu ci leneen mu di source a dikkaat ba tey ci lépp lu ñeel aw waxtaan boo xamante ni séq nañ ko ak maître Adama Fall wi nga xam ne moom mooy layool Serigne Assane Mbacké laataa rek muy taxaw lenn ci loo xamante ni yëkkati na ko ci ay kaddu mu ñeel ki nga xam ne nag moom moo di client wam waaye jàppal ne ONG Jamra ci lay jamono nag li muy sàkku mu di yoon daal di def liggéeyam ci wàllu wi ci anam wi nga xam ne noonee la waree soxna naata ñu dikkaat ci leneen mu di le témoin manifestation du vendredi 17 juin wi nga xam ne moom la ñu dëgmal fukki fan ak juróom-ñaar Yewwi ak itam wàllu entre en résistance maanaam li nga xam ne moom lañ leen lankal àla kulli àll la ñu xam le mu di daañ ko amal mu neex mu naqari ñu dikkaat ci beneen ab yéenekaay mu di Sud Quotidien dikkaat ba tey ci préfet dogal wi nga xam ne moom la jël lankal ñi nga xam ne ñoom ñoo féetee ci kujje gi ngir rek ñu amal li nga xam ne nag dañ koy faral di amal ca place de la nation lu ni mel itam du guléet ñu àddu ci leneen mu di record Abdoulaye Seck la daal di xëy fësal défenseur des Lions li mu xamle mu di nag ci la jamono am na temps wu xaar li nga xam ne moom moo di waxtoom bu jotee ngir rek mu fësal li nga xam ne moom moo di mën-mënam ci li nga xam ne nag moom moo di équipe nationale bu Sénégal lépp lu ñeel itam li nga xam ne moom moo di coupe du monde bi daal na ci àddu ak leneen loo xamante ni record daal dina koy séq ak moom ci waxtaan mu soxal kile nga xam ne day yëngu ci wàllu tàggat yaram moom Abdoulaye Seck défenseur des Lions mi ngi ci li nga xam ne moom moo di page 4 bu record stade dikkaat ba tey ci photo ki nga xam ne nag moom moo di Mané ak itam Koulibaly destin croisé la daal di xëy fësal itam nataalu ñaari doomu réew bu Sénégal wile dañu koy jeexalee ak sunu lamb feu et flamme face à Nguer Bébé Saloum et Tyson 2 les trois gros faits d'armes
de la carrière de franc lu ni mel rek la daal di xëy fësal soxna naata mel ni nag lii bokk na ci pàcc wu njëkk bi nga xam ne moom la yéenekaay yi xëy fësal ñaareelu pàcc wi ñu gën koo faram-fàccee. incha allah merci beaucoup Cheikh Diop. merci laata ngay dem di toog sa place nga indil ma benn yëglekaay bu ci mel ni Vox Populi ndax journaux yi dans leur totalité daanaka ci loolu lañ xëyee tey jile Alaaji Malick muy sorti procureur de la République muy Amady Diouf ak Ousmane Kabiline Diatta mi ñu teg loxo mu xamle itam ni am na yeneen ñuy njort ni MFDC la ñu bokk ñu ngi biir Ndakaaru ndax dañoo ñëwoon ngir lu ci mel ni bëgg a songu yenn ci askan wi bokk na tamit ci liñ leen di toppee mu ne participation à mouvement insurrectionnel moom Ousmane Sonko mi jiite Yewwi Askan Wi nee na ils se sont visés d'ailleurs nee na sax dina dem ci yoon kalaame ndax seen mouvement bi liñ leen traité d'insurrectionnel Alaaji Malick. jërëjëf soxna Naata sortie procureur bi démb li nga xam ne mën nañ ko ci jàngat mooy benn ki nga xam ne jàpp nañu ko muy Ousmane Kabiline Diatta boobu ci aile dure bu MFDC la bokk donc bokk na ci ñi nga xam ne depuis le bas âge bi mu amee CFE ba léegi mi ngi ci biir Macky bi def ay gravir ay échelons ba egg ci ñi nga xamante nii tey bari na ay attaques yu ñu perpétré yëngal réew mi yëngal Casamance donc ku mel noonu bu ñu ko jàppee je pense que loolu ndamal suñu service de renseignement yi la. ak gendarmerie nationale. mais parce que am na lu nga xam ne soxna Naata kenn du ko négocier mooy jàmmi réew mi stabilité réew mi l'intégrité du territoire national ça ne se négocie pas donc rebelle ak fu mu mënti nekk dañ ko war a traquer jàpp ko traduire ko devant la justice surtout nag bu nekkee rebelle bu nga xam ne dafa bokk ci ñi gën a dëgër ci wàllu rébellion bi maintenant jàpp nañ ko c'est bien mais li ma jaaxal man mooy rebelle bu toll noonu recherché fiché ñu xam ko di ko traqué nan la mun a. jógee Sindian ñëw ba Dakar traversé dëkk bi yépp te jàppuñu ko parce que tey ku nekk xam na ne rebelle yu mel nii ñoom la ñu gën a soxla pour jàppale. mais ils attendaient certainement le moment opportun pour mën koo jàpp parce que li tax ñu traqué ko tracé ko xam ne mi ngi jógee Sindian ñëw ba Dakar ce qui veut dire que ba mu fay jógee ba ni muy egsee fii xañ na réerul seen i gët. renseignements généraux yi ils ont peut-être attendu rebelle de cette le moment opportun. boo ko xësee repéré da nga koy jàpp doo ko bàyyi sax mu dugg Ndakaar ci sama gis-gis bu gàtt. beneen bi ci des mooy. jàpp nañ ko c'est vrai mais man ce qui est gênant parce que aussi il faut dire les choses comme telles dans la sortie du procureur mooy ban lien le rebelle boobu mun a am ak ndaje mi nga xam ne moo fi amoon te waa opposition bi kujje gi amaloon ko parce que ndaje moomu lu ñu ci munti wax autorisé nañ ko jaar na ci jàmm baltàkkul dara xewul ñépp ñibbi nañu ba ku nekk di commenter le lendemain est-ce qu'il y a des ramifications ou bien est-ce que tey c'est fait à dessein ñuy jéem a def le link entre ce rebelle ak Yewwi Askan Wi rawatina le leader Ousmane Sonko moo tax Ousmane Sonko dans sa déclaration a tout de suite dit allez droit au but wax leen ni man ngeen bugg a jàpp man ngeen bugg a taqal ak rébellion et je pense que une démocratie ne marche pas comme ça c'est pas avec des manipulations tey ci politique la ñu nekk nañu des ci politique le jeu démocratique veut que tey ku mu neex nga samp sa ndënd bu ñu demee élection askan bi ñoom ñoo yor arme bi nga xam ne mooy arme bu baax bi mooy arme carte électeur ku ne dugg sa mbañ gàcce ba tànn ku la neex bu ñu ko tànnee ñu bàyyi ko mu doxal l'opposition s'oppose le gouvernement daal di doxal loolu mooy dëgg quoi mais actuellement nii dafa mel ni que fi ñu jëm muy suba fitna moo fi nar a am parce que tey li wér te wóor mooy fii boo fi interdire marche yow yaay semer les germes yi nga xam ne moom mooy trouble à l'ordre public parce que boo teree ñu ne dañuy def boo defee force de l'ordre yi dinañ intervenir bu ñu intervenir jàmmaarloo dina am bu jàmmaarloo amee fitna dina fi judd
donc ñàkk autorisé mooy d'abord premier trouble à l'ordre public. Donc le préfet ne devait pas interdire cette marche là. nañu waxante dëgg du marche sax rassemblement la nañ leen bàyyi ñu dajaloo maintenant li nga xam ne moo gênant aussi ci dajaloo bi ci période bi moo di ni période la bu nga xam ne préélectoral la te am na lu ñu ci tere lu jëm ci wàllu propagande ak lu ni mel est-ce que leader politique yooyu nga xam ne dañoo war a daje ci ndaje mu toll noonu dinañu yem rek ci wax seen naqar ci li nga xam ne mooy bokkuñu ci élection yi. mais ça aussi ça peut pas être une garantie. ça peut être l'objet d'une propagande ce rassemblement là ci période bi la. mais Marcel, quand on a entendu Khalifa Ababacar Sall moom nee nañu article L61 bi li mu wax mooy propagande wala campagne déguisée ci médias yi te ñoom nee nañ bu ñu dem ci seen rassemblement bi amul benn nataal bu ñu fay wane. amul leneen loo xamante ni tamit dina nduru ay xeetu campagne ni ko gouverneur bi doon waxee te moom tam ñu ngi doon wax amul sañ-sañu tere leen manifestation boobule. waaye pour revenir encore ci déclaration procureur bi ñi nga xam ne dañoo ne tamit ñu ngi bokk ci MFDC ba pare nekk ci biir Ndakaaru maanaam des rebelles yoo xam ne ni ko benn journal waxee dans le vent. waaw je pense que Khalifa Sall même bu ko waxee au fond manifestation yu mel nii àla kuliyali day médiatiser après. Donc ce sera en lien avec les médias, ça c'est sûr. Bon, après c'est vrai que man ba ma xoolee article L61 code électoral bi looloo ma njëkk marqué mooy le fait que ce soit relatif aux médias. Est-ce que donc rassemblement bu toll noonu war nañ ko réellement mën a interdire sur la place publique? Encore que il y aura forcément un lien avec les médias parce que dinañ ko xëy fësal. Pour en revenir à la question sur les rebelles qui se trouvent sur un rebelle qui se trouve à Dakar fi Malick tàmbalee foofu laa bëgg a continuer mooy que je pense vraiment pas qu'il y ait un lien qu'il y ait un link entre Ousmane Sonko ak li nga xamante ni moom mooy les rebelles du MFDC parce que tout mal bi mu ngi commencé bëgg a yàgg nag wax ji ci wàllu boobu tamit je pense pas qu'il ait un intérêt à ce que tey muy appuyer ay rebelles ci li nga xamante ni moom mooy toxalin politique am pour quelqu'un qui aspire à être président de la République ce n'est vraiment pas à son intérêt donc on se demande lan mooy apportu Ousmane Kabiline Diatta ci manifestation bi amoon vendredi passé d'autant plus que comme ni ko Malick waxee la manifestation s'est bien déroulée donc dans le calme et tout donc on se demande finalement rebelle présumé bi lan la mënoon indi loo xamante ni day yee fitna ci wàllu manifestation boobu donc je pense que fu mu nekk ni tout Sénégalais souhaite conserver la stabilité politique telle qu'on la connaît dans ce pays-là tout un chacun souhaite la paix dans ce pays donc bras de fer moom du ñu yóbbu fenn interdire une manifestation ñii ne dañ koy def par la force du ñu yóbbu fenn je pense que tout un chacun tous les acteurs politiques doivent se remettre en question se dire que le pays actuellement soxlawul ay actions yi di mel et que c'est effectivement son développement moom moo ñu ñor qu'on mette tous les ingrédients pour que ñu mën ci yegg. Cheikh Tidiane, un mot pour clore ce chapitre. Je pense que trop de communication quand même day dem sax ba xaw a nduru manipulation mais bon lii ñun mënuñu tëb rek ni amul mënuñu tëb aussi ni que lu am la de toute façon procureur génn na joxe na information am na leen bàyyi ñu xool. am na information judiciaire déjà bu ñu xam ne moom am na ko ñun amuñu ko. exactement nañ leen bàyyi ñu xool ñoom seen enquête fu muy mujjee mais de toute façon gis nañu que nu mu tuddati Jean-Marie François Biagui nekkoon fi ancien secrétaire général bu MFDC moom génne na communiqué démb di xamal ni que marche manifestation 8 juin bi passé MFDC bokku ci fësalaat tamit ni que li fi xewoon tamit ci mois de mars mortel combat amul benn élément MFDC boo xam ne ni bokk na ci donc ça veut dire que ñoom joxe nañ seen position mais ku nekk lu ko neex lay wax aussi et je pense que enquête bu c'est la parole d'une partie contre celle d'une autre enquête bu responsable moom moo ko war a mën a leeral mais c'est trop sérieux quand même cette histoire pour que ñu dugg ci affaire manipulation di jéem a lëndëmal xel. Absolument merci beaucoup Cheikh Tidiane Diaw léegi dañuy soobu ci benn ponk muy un jour au Sénégal un jour dans le monde.